Sénégal ay sama réew mi man ni ma fonke sama réew mi yal na nu yàlla may wér gi may nu fekke ba nu tal ko waaw Sénégal ay sama réew mi man ni ma fonke sama réew mi yal na nu yàlla may wér gi may nu fekke ba nu tal seen kantan yokku ba li ngeen jublu nii fu ngeen ci jublu yal na leen ko yàlla defal ci lu gën a nem gën a rafete won leen itam lii nii delloo njukkal la parce que Ibrahima bi nga xam ne moo nekk PDG association bi fii la juddoo ñii dëkk bii tey muy defal lii ay waajuram tool yi ñu amoon fii yëpp buñ ko doon liggéey waa dëkk bi ñoo koy liggéey kon dafa delloo si mbattu ci ndaali lii laa leen yëgal te xamal leen itam kii tey Male Saw mii man ba moom Ibu wooyee wax ma dama ko ne na moom ci boppam na ñëw parce que man yaakaaroon naa ne du ma mun a ñëw parce que dama am ñaari occupation tey yoo xam ne xalaatoon naa ne du ma mun a ñëw waaye nag situation bi moom ma obligé ba man sama bopp ma mujj ñëw ma ne leen nag man ni ma yilifee Ibu mii noonu la Male Saw mi yilife Ibu mii ni ma jure Ibu noonu la ko jure parce que kii xarit boolewuñu ay mbokk lañ te ay papaam xam nañ ko ma koy naan nag nay jël toujours ak lang ak moom ci li féetee fii buy waxtaan ak moom rek du juum ma bëgg nag mu ñaanal waa dëkk bi yëpp booloo ñaanal leen li nga xam ne moom lañ nam te rien que nag urtuñ ci prestige aussi dañ ko def rien que pour dimbali ku néew doole yal na leen ci yàlla jàppal. li ngeen def nag xëy na mën ngeen ko gisee nii rek mais ampleur bi mu am ak impact bi mu am ci suñu xol mënuñ ko gis parce que vous êtes venu à temps comme ni ma gisee seen association lutter contre la pauvreté je crois que vous êtes pleinement dedans yéen a ngi ci bu baax a baax a baax te yal na leen yàlla jàppale te jaamu yàlla moom dafa yomb dañoo yaakaar dem jàkk ba rek mooy jaamu yàlla déedéet les bons gestes ñoom la yàlla gën a apprécier ne certaines manières te li ngeen def nii xamu leen exactement les 74 élèves yi fi nekk di wut ay sagar di ko ñaw di ci dugal seen kay pour leur devenir ngeen jënd ay saak ak yeneen andi leen ko yal na leen yàlla fay seen xol li ma ciy yokk mooy dox ngeen tànk boo xam ne enjeu bi sax xamu leen ko def leen a réer Birane bii mën na net man ngeen sigil man parce que je suis né dans ce village fii laa juddoo fii laa màggee ba maa ngi nii mosuma taxale ko ak kii à plus forte raison que la famille depuis Maba jusqu'à Matar. bi ñu liggéeyee ci projet bi ba pare dañ koy indi Fatick ñii ñëpp kenn ku ci nekk dugal na ci loxo di rafetlu tamit engagement bi ñu am parce que biñ ko commencé ak léegi même pas 2 mois nga bëgg a subventionner plus de 174 élèves donc ñoom kenn ku nekk da ko jàppee comme sa yëf maanaam bàyyiwuñ ko rek Ibu moom moo ko créé ak loolu non c'est Ibu ay papier rek la def maanaam ñoom bu ma amuloon seen soutien tey kenn ku nekk di leen di woo guddi ak bëccëg di leen sonal pour lii mën a sotti tey donc je pense que ñoom ñoo mérito ñu remercier leen parce que kenn ku nekk tey am na looy def mais da nga ko bàyyi dugg ci àll bi rien que pour xool xale yi ni ñuy jànkonteel maanaam lii ñun comme ni ko tonton Birane waxee ay villageois lañ man jaxaw laa yaroo 2009 laa dem Fatick bi samay maam wàccee liggéey ci laa dem Fatick
donc te fu nekk ànd naa fa ak paa bi muy le ministre des sports c'est vrai que inspiration bi ma may lii tey bu ma bind projet bi dama ànd ak moom fu nekk ci àll bi am gis social bi muy def réyul quoi en fait moom dimbale doomi aadama moo ko gënal lu ne donc soo amee ku mel ni moom que ça soit mu nekk sa rakk mu nekk sa mag que ça soit mu nekk sa àndandoo da nga war a roy ci moom parce que àdduna amul solo en fait ak ci loo mën a nekk dimbale doomu aadama ci la la yàlla di gërëmee ci la la yàlla di yokkee sa daraja en fait fu nekk ànd naa ko ak moom nag ci réew mi gis ni muy jàppalee nit ñi ni muy dimbalee doomu aadama yi ma ne pourquoi pas man ma jéem a nekk ci ay tànkam au moins bu nit ñi gisul politique bi muy politique ñu gis social bi nga xamante ne au moins man dinaa ko def man ci loolu laay dox c'est pas une question de politique moo tax ñu def lii su ko nekkoon bon du demee nii su ñu defee lii tey kenn ku nekk dafa xool peut-être élève bi may yëkkati 100 francs jox ko mu jënd big tey un jour mun a nekk président tey di nga ne ah man de joxoon naa ko big maa ngi koy fàtte loolu day doon fierté ci yow donc ñun ci lancé boobu lañ nekk ci lancé boobu tamit la ñuy dox te lii première activité la maanaam dañ koy def pour lancer projet bi pour nit ñi mën a xam au moins am na ay tout tànk yoo xamante ne jóg nañ pour dimbale néew si doole ñu ngi dox nag au fond du pays pour xool nan la ñuy def ba mun koo installer au niveau national ñu ngi ci ak ay link yoo xamante ne vraiment nit ñi tamit koo ci woo wax ko dina ci jàpp dina ko rafetlu dina la encourager dina la wax tegal fii sa tànk koo ci mën a waxtaan ci ak moom bul xool neex na la wala neexu la bon loolu moom moo ñu motiver tey bañ mën a yegg si fii tey donc lii bu leen gis ne ay saag rek la nekkul ay saag geste la boo xamante ne rek peut-être ñun ñoo am yéene bi pour def ko am na ñeneen ñoo xamante ne nag peut-être am nañ yéene bi mais jot bi moo leen ko mayul ak yooyu mais ñun suñu projet la boo xamante ne dañoo am inspiration pour dimbaleen surtout tout tànk yi ak famille yi nga xamante ne vraiment da ngay gis ñoo xamante ne dañuy toog ba dugub bi ñor ñu bojj soq pour jaay mën a jëndal seeni doom ay fourniture et puis loolu dafa métti ci xol parce que tey école bi du xaar kenn bu tijjee day avancé donc tey boo ñëwee anticiper ak ñoom fekk leen nga dimbale leen peut-être ñoom ñun ñaan bi lañ ci soxla au retour soxla wuñ ci dara mais ñaan bi ci boppam lañ soxla pour lii mën a jëm kanam ba ëllëg ñu ñëw fii xam nga def fi loo xamante ne au moins dina dépasser ay sànq. di remercier association bi fi ñëw tey di tàmbalee ci Ibou bi nga xam ne nii moo ko jiite su ma ko nuyoo rek nuyu naa ñëpp di leen wax ne wax ji du bëri leen rek laa leen di xamal mooy ñëw ngeen heure bi ngeen war a ñëw te sama benn part ma wax Bambey ne ma sama doom ma ne ko mu ne ma boo bëggee door nit mu fayu bala nga defal ko bu baax mu fay def koo xale soo ko jiwee lu baax dina la ko fay soo ko jiwee lu bon dina la ko fay parce que mooy màgg ëllëg et lii dafa mel ni man ngeen ko defal xale nga def mais man ngeen ko defal man nga xam ne nii maa fi nekk di jàngale nekk ak xale yi xëy na maa xam réalité yi ñëw ngeen heure bi ngeen war a ñëw de su ngeen teeloon ñëw fii da ngeen di fekk bâtonnet kayu ci suuf damaa doorante xale yi daxante ak ñoom ba sonn parce que ku ci am bâtonnet bala nga am ci ay kayu bala ngaa ñëw ngóor yëpp ci yoon bi parce que amuñu ay saak yuñ ko def heureusement ba ngeen comprendre leen am na ku ko wax tey ñoom ñi toog tey balaa ñoo doon jënd kayam bala ñu jënd saak bala ñu jënd big dugub bii daa dem ci kër yi ak gerte yu jaay ko di soog a mën a jënd loolu kon yéen su ngeen defee lii def ngeen li ngeen war def ngeen ko aussi ñu jar defal Massène wax na ko parce que booy dimbale da ngay dimbale ki mënul ki mën ba pare boo ko dimbalee amul sens donc yéen dimbale ngeen ñi nga xam ne ni ñoo jar a dimbale kon wax ju du bëri li ñu leen di wax daal mooy ñëw ngeen heure bi ngeen war a ñëw def ngeen lu rëy donc ku jël alalam mu nekk lu tuut mu nekk lu bëri nga def ko ci xale yi kooku yàlla parce que gémmiñu xale dafa barke yàlla dina la jàppale association bi jàppaleen ne muy soutenir les pauvres ou les démunis en milieu rural ak milieu urbain jàppaleen ne day dem kanam parce que li ko undu la soo demee di jox mag yi mbala di jox ñi nga xam ne am nañ ba pare loolu day mel ni ngistal mais ñi nga xamante ne ñoo ko soxla xale bi nga xamante ne dina xool saak bi nii xool ci dessin yi cahier yeeg livre yi mu jël ko bind mais kooku day jëm kanam
parce que da koy gën a doon day gën a doon source de motivation nga xam ne moom ëllëg dina ne ah man kat ba may jàng Ngeexoo nekk xale bu ndaw ku tudd Ibou Ba ñëwoon na may ma saag bi ànd ak association am man su ma demee ba am dinaa delluwaat Ngeexoo jàppale sama yaay yi jàppale sama rakk yi jàppale sama mag yi donc c'est l'acte qui est noble li ñuy wax la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne nit mënoon na ñëw indi la milliard fekk da lay nax bala élection la bala leneen mais ki nga xam ne wooyoo ko moo ñëw gis situation bi mu nekk nii bi nga nekk mu ñëw jàppale la kooku amoo fayam donc ma leen di ñaan ngeen ñaanal ko ñaanal association bi yëpp mais mënuñ nekk fii aussi te duñu gërëm Mame Birame Touré aussi mi nga xamante ne moom il a joué un grand rôle pour que lii mun a am donc ñi si des wax na leen muy Ousmane Ndour muy Sapa muy Nicolas muy ñëpp ñi nga xamante ne ñëw nañ fii ànd si association bi dañ leen di wax Njoko Njal yaa sam nu jeg jam jeganeel jam mbinoo ko boo yaa sam roog ref kay naak merci beaucoup xam naa ne nag vraiment du ma mën a sori ci olof comme nu ma leen ko waxee ci njëlbeen rek olof bi demewul noonu xam na xanaa dama leen ay nuyoo nii rek après ma konkili ci séeréer vraiment olof bi moom loolu rek laa ci mën a wax moom olof bi moom soriwul voilà kon o fogule e ci njaa i ngidim na o yaalo xe njuli nu tuleero xene leytan mana fa falake rek i ngidim mboolo fe andoona yee den teew meen ngesna bo ndik nuno we cunga ndaa koy it a cungale i mbaage ndabid weeke andoona yee den ngaru a ɓisid doole den ngat ten a état na doole den a ngattu i pour o ndimle a ɓinun kon kene foogaam me a ndeɗanga wa andoona yee yaal milliard a ndefu Sénégal fop na ndaawir kan i jegaanum yaakaar to xan roog a fi kaaga xan roog a fi'ana nuun ay milliard inchallah xeɗan Yàlla a fi'in to te yoona fo o wod fo ɓaal kene aussi a cangino na in fa elewa xene den na ndef ka maak o feet i kon nu na mbi'aa kene de nga'a kene a waaga jiriña den o feet to foogaam me no kene Toubab we ɓeeru Toubab we ka mbiyooda kon nuno Toubab nu ndefo xaye pour mbiyood ka taxna saax le a jofa paam kon vraiment i mbaage ludul ngidman nuun nqeɗana nuun Yaalu xe te taxana nuun a saytaane a yoka nuun a ɓaat njofoor ne nuun a ɓaata nuun ay milliard vraiment i content a paax Njoko Njal i nara ɓan mene waagaful mu day merci beaucoup chef de village waxe ñu ngi leen di souhaiter la bienvenue ci jëf bu rëy boo xam ne moom ngeen di indi tey am mbégte vraiment ci li ngeen xam ne moom la ñëpp lu da xaar samedi passé lañu ñëw fii wax nañu dañoo bëgg a tànn 100 élèves yoo xam ne pour ñu jàppale leen d'ailleurs école bi comme ni nga ko xamee ëpp na 100 élèves mais nag def nañu suñu kat lay kattan ñu suñu doyen bu nekk fii di jéem a def pour au moins carré bu nekk bu fekkee benn élève sax ñu la ko jël ko si biir su ko defee vraiment comme on peut ne dëkk bi ñun ñëpp ay béykat lañu donc di bañ rek jox ñi bàyyi ñi mais boo jëlee benn carré au moins nga jël benn élève yaakaar naa ne vraiment mooy tane ñii am ñii amul di jégal bu baax ndax vraiment si accueil bi waroon na gën a kii lii parce que vraiment keroog Cheikh la mi ngi koy wax mu ne
am na noo xam ne duñ ko defee war nañ ko teeru bu rafet mais vraiment ñu ngi jégalu yàlla yéen nag yàlla rek mu leen mën a fay ndaxte lii vraiment dañ ko soxla et actuellement il est venu à son heure lii ku ko defal parent d'élève defal nga ko rëy surtout suñu mbokk béykat yi ñi nga xam ne dañuy am jafe-jafe ci élèves yi pour fourniture vraiment lii moom dañ leen di bàyyi ak mag yi dëkk bi ñu ñaanal leen ndax lii dem ci kanam. population Nerane aussi jërë ngeen jëf woo nañ leen ñëw nañ taxaw nañ ni ñu war a taxawee suba ba tey dañoo foogoon 8 heures ngeen di egsi mais mbooloo mi uppoon na nii mais malheureusement avec contrainte yu bëri ñu war a régler ñu bëri ñibbi nañ foofu dem toogi añ ci jigéen ñi ñëpp dem dox yeneen soxla lii aussi li ma ci bëgg a wax rek xam naa duma ci sori mais c'est un geste qui nous va droit au cœur ndaxte nit ki bu yëkkatee fukki dërëm rek ne la am maa la ko jàppale te yàlla tax nit kooku mënoo ko fay dëkk yi bëri nañ boo jëlee Fatick dëkk yi wër Fatick rek presque upp nañ fukk buñ tanee Nerane indi ko fi ndax peut-être bugg a jàppale Nerane kese loolu dëgg a teg yàlla rek moo leen mën a fay côté boobu donc maa ngi leen di gërëm di leen sant te aussi di leen ñaanal yéen a xam li ngeen bëgg yal na leen ko yàlla defal dëgg a dëgg affaire bi geste bi rëy na lool ci ñun ba tax na sax lu ñu bëgg a wax yëpp mënuñ ko wax mais dëgg a dëgg yéen a xam daal li ngeen bëgg yal na leen ko yàlla defal yal na leen yàlla defal li ngeen bëgg vraiment kontaan nañ lool yal na leen yàlla fay. élèves yi aussi li ma leen bëgg a wax ay xele ngeen mais doowu leen ay xele soo tourné fii nga gis yeneen école ñoom bàyyi nañ école yooyu yëpp ñëw fii pour jàppale leen li ma leen bëgg a wax mooy ngeen góorgóorlu ñoom dañoo bëgg ngeen góorgóorlu ndaxte dëkk dañu ne boo ko bëggee jàppale boo ko bëggee suqali jéemal a suqali éducation ba rek éducation mooy base mooy lépp moo tax li ñu def nii mënuñu def vraiment lu tollu noonu seen parents yi duñ defuñ lu tollu ñu ci seen fourniture yi lépp loo xamante ne di manqué woon di ngeen ko am incha allah fu mu ne nii saak yaa ngi nii kay yaa ngi nii di ngeen am lépp ngeen góorgóorlu can ini tamit jërë ngeen jëf je vous souhaite une très bonne continuation merci beaucoup. donc fogole Nerane o pulane na simna nun nak no séeréer parce que tubaab ka laye l'individu dans un environnement soit il s'adapte soit il disparaît donc maad nun garu mene xaye donc xay adna tige ba a simel pulane refu mi tamit pulane refu donc nu ande pulane ke ngaru mene pour damta nun donc li ma bëggoon wax rek ten refee école a maya Fatick école a maya Sénégal directeur a leya ndiiki Ibou Ba fo association ngar bo Nerane pour damta bi nun ka refe a ref anga politique rek Fatick a day koogu parce que Nerane foge commune Fatick commune o Diouroup a fogu donc ka gar mene pour damta wiin we maintenant nak njaaj we dam yo njaaj we nu damtanga den rek xan nu jeg Matar Ba in xan nu jeg Macky Sall in xan nu jeg Senghor parce que l'enfant est l'avenir de demain et directeur a leya ndiiki tamit le peuple qui a la plus grande école est le meilleur s'il ne l'est pas il le sera école ka jeg solo ret xola faaxa mais école wetanga fat nu xaj mbob ne da ngar école parce que kaaga jegu solo a garanga yo école a janganga jeganga entrée en 6e ret CM ret collège etc to Fatick xana jeg université a commencer a sax donc xana mat nun bo pare jangayo kaaga jega solo donc nu xaj mbob ne da jangayo a jega solo donc lii nag c'est juste un don c'est juste un acte boo xamante ne ay xale ñoo ànd ak Ibou Ba ñu créer benn association pour venir en aide les gens qui sont en milieu rural et en milieu urbain ñu leen di ñaan ngeen ñaanal leen parce que ay xale lañ mënoon nañ jël seen alal dem def ko ci loo xamante ne lu neexul yàlla la mais koo xam ne dafa jël alalam rek def ko ci xale mu ngi investir mu ngi jaamu yàlla donc te Nerane xam nañ ne dëkku cosaan la Nerane xam nañ ne nit yàgg na di soxla ñaan jaar fi ñu ñaanal ko mu am lim réussir donc comme ñoom ay xale lañ ñu nekk ci yoon ngeen ñaanal leen parce que fii ñu jëm nii loo xamante ne da ngay jël sa alal cotiser outil ngir jàppale ay xale loolu defe naa ne ku koy def yàlla ngay jàppale ku koy def parents yi ngay jàppale ñëpp xam nañ ne xalangu dajul suuf parents yi ñu ngi war a dundal ñii ñu ngi war a tukki ñu ngi war a faj
war a inscrire xale yi parce que njàng bi dafa seer ku ñëw jox la saak boo xamante ne am na cahier am na ardoise am na ay bic kooku wàññil na la dépense te ku lay wàññil dépense nag mooy ki nga xamante ne daf la jàppale ki nga xamante ne day def ngir yàlla donc du ma si gudd parce que ce qui vient du cœur va droit au cœur et n'a pas besoin d'être long donc ñu ngi gërëm chef de village di gërëm parents d'élèves yi di gërëm directeur ak personnel bi yëpp mais di gërëm suñu yaay yi nga xamante ne bàyyi nañ yëpp toog donc ma leen di ñaan ngeen tàcc suñu yaay yi parce que xale yi dañuy wax rek éduquer un homme c'est éduquer un individu mais éduquer une femme c'est éduquer toute une société ñun parents yi bu ñu joxee dépense rek mag yi génn nañ dem yaay yi ñooy dem si waañ wa yaay yi ñooy dem soqi ñooy dem bojji yóbbu xale yi ñu jàngi et cetera donc buñ fi toogee ñu nekk suñu yaay ñu ngi leen di ñaanal roog ci nun jam yaa sam roog def kay naak nun merci beaucoup joko jërëjëf wax ji rafet na jërëjëf waaw am na écrivain bu ko waxoon de nee na ouvrez les écoles fermez les prisons n'est-ce pas ubbi leen écoles yi tëj leen kaso yi xale su xamee rek am na loo xam ne dootu ko defati waaw ñun nag ci siège boobu lañ nekk waaw léegi ñu teewlu kàddu suñ mag suñ jigéen Aïssatou Samba maxey simna xu refna meen o maak fo o njaay simna nun fop yaam xaye o xooytanga rek wiin a njaaɓiidong tig maako kene koy i commencer an ka ref association na andoona yee ka ngaroyo a ndamitoyo we andoona yee den njeguyo ñaku ndoole to a ndefoyo surtout xa teƥ axe andoona yee den ndefuyo préscolaire o primaire o fop we yo'nuwa itam no lakas ka andoona yee ka ndamtaayo o fog ole seereer o fog ole itam kam saate fe xana ndef no construction ke xana ndef no église ke xana ndefoyo no mosquée ke xana ndef no fop kon a inwangaayo xaye no démarrage den ka ngaroyo a choisir oyo neeraar a ngaroyo itam a tanoyo no école ne wiin téeméer i mbug aka ngup neeke nda démarrage ten ref to nene i mbi'itna neeke itam ten i inooru ngeekoox a refa bo laq a jaxaaw to naaga nen nu tanteena naaga tanteyo a mbaag a ndey Fatick comme ne fop a laytuna nda ka ref saate ɗik ka andoona yee ka ciblé el kon no cible faaga nu moƴo ñaanan association ne to association ne a jofa paam yaam keke kat a démarrer ange bo Tambamel a fogaame koy xan ñaan ne nuun a numtiwiidanga rek xan i numtiwiid mene construire lakas fo lakas wala ndokoyo no ka andoona yee xan nu lay a commencer anoyo na xa teƥ axe nda a continuer anoyo no cooɗitoyo denrée de nécessité parce que kaaga itam no projet ne refu maxey gidma itam we andoona yee den saqoyo projet ne parce que ɗaanateyo in wate chaque jour o wayno ke fogum a ngarayo meen a mbaxtaan fa nuunoyo bo nu ciblé kon kaaga rek tigo kon nu ñaanana den daal nu moƴo ñaanana den yokkute jeg xa teƥ axene koy njegna keke nu moƴo ngoorgoorlu ande mbaan inchallah nu mbaaga njeg ka xupna keke nuun itam na ngoorgoorlu ka fa xa metre axe bo njegoyo ka andoona yee ten xupu keke nu nqeɗa no maag we nuun bo xaye de da mbodnayo ba ndetoyo ba mbaago njik a livre nuun itam nu netoyo bo njangoyo bo mbaago njik a livre mbaago njik a kay ngar pisiidinoyo maag we andoona yee den ndefu meen xa teƥ axe andoona yee den na ndim keelo feet di jaajëfal ñëpp di jaajëfal parents d'élèves yi di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal te association bi di leen gërëm di leen sant ndax am nañ engagement ak motivation te tey jii bu nekkee da ngaa jóg rek pour jàppale nit rek loolu rek lu baax la lu am njëriñ la te yàlla moo leen di fay di ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa dëkk bi yëpp Ibou moom mention spéciale parce que tey jii lii bu amee rek yàlla ak moom la doomu Matar Ba la ñi ka xam ne xamuñu ko mais mu ànd ak ay xale yu jigéen ak ay xale yu góor yoo xam ne itam nangu nañ ànd ak moom ba lii tey jii mu am réussite lii daal maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yokkute rek ca kaw ca kanam. mais xalaat bi mu am ba woo ma ci lii man aw ma ko woon n'est-ce pas kon nag lépp ci moom la jógee loolu dañ ko koy nangul waaw franchement dañ ko koy nangul Ibou ba mu ngi nii doomi Matar Ba la mais nag ñun lépp lu ñuy def nii politique bokk ci c'est apolitique ñu wax c'est apolitique dañuy def rek ngir yàlla tax. mais nag suñu amee nag lu ñu war a dox nag amaana mën nañ dem ci politicien mu dimbali ñu loolu ñun ak moom la mais c'est apolitique waaw bien vrai que moom doomi ministre la. lii nag lu baax la mooy xale loo ko defal rek ab cant rek nga si yam mais damay dellu si waat rek parce que tey ku ne Matar Ba ne li mooy taawam muy Ibou
aduna dafa nekk loo xam dafa tëradi parce que tey suñ toogate ba doomu Matar ba jënd ay kaye ani du ko jox ay élèves yoo xam ne ay xale lañ yu xam ne papaam bëggoon na ko te amu ko woon période boobu benn bi mooy dama fekkee lu bëri président Macky Sall bi muy jàng Kaolack lii bëggoon na ko te amu ko kon xéewal yi fi nekk ne ñaan yàlla rek yàlla du ko gën a yokk saa su ne parce que loolu rek moo am solo Ibou nag def nga sa devoir lii bu ko yemale fii rek yemal fépp fu sa papa jaaroon su ma sañoon mooy nag fa jàll ak association bi def teraanga yu mel nii parce que yaa ngi fatal sa papa buntu boo xam ne buntu bu am solo la ñu koy boole nag di gërëm ma seen papa kay ak ci gëm fii yi fi nekk ñëpp den adduna nii la ñu ñeme ko lu baax moom kenn du ko def am lu bon xale yi ngay defal nii tey ëllëg kenn wax nañ ko fële kenn mun na si màgg ba am teraanga fay bor bi loolu moo tax maa ngi lay sant du la gërëm di la wane lii daal fi nga teg sa tànk foofu la góorgóorlu nga ànd ak yar dugg si fi sa papa jaarul yëpp nga jaar fa mottali teraanga yi parce que séeréer moom teraanga soo ma ànd tey fii tey suñu amoon àdduna ak lu si biir dañ la ko jox parce que tey ñëw fi mayoo leen xaalis mayoo leen dara ay kaye ak ay kii nga fi ànd pour ñëw jox ko seen doom yi jàng yal nañ toog na ba seen doom yi nag fayloo ko yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def wa salaam. nekk maa lay nuyu ci sa tur ak sa sant di rafetlu tamit seen teewaay parce que naaj bi tàng na te bàyyi ngeen seen yite yëpp ñëw toog di ñu xaar c'est vrai que dafa am village bu ñu njëkkee moo tax ñu mujjee fii comme xam nañ ne Fatick ak Nerane soriwul day yomb ñu njëkkee ñu mujjee fii donc man li ma ciy wax du bëri parce que ñi ma jiitu yëpp wax nañ te samay kilifa kese ñoom ñoo fi jaar wax donc man ñi may sant di leen gërëm mooy ñiy bàyyi seen yite yëpp parce que tey mënoon nañoo xeeb sama nit ki ma doon maanaam Ibou la du ñu yëkkati en fait te boobaa duñ xam lan moo tax mais li tax ñu jóg pour ñëw jàpp si ñoom ñëpp du ci man de mais ci ndimbal bi association bi lal maanaam projet bi contenu bi li nekk ci biir moom lañ topp pour ñoom ñu mën a ñëw au moins ku ci nekk contribuer un à un jàppale élèves yi donc je pense que ñoom la ñu war a sant ñoom la ñu war a gërëm ñu ngi nii kenn ku nekk am na loo war a def mais da nga ko bàyyi ñoom ñëpp ay responsable ku nekk am na cër bu la nit jox fi nga jóge donc buñ bàyyee lépp topp ma man ci lan projet bi ma taxawal rien que pour lutter contre la pauvreté maanaam en milieu rural et urbain donc loolu man dama leen ci sant leen gërëm parce que bu leen neexoon tey ñu ne Ibou ñëw na wax ñu ko ñun suñu yoon nekku ci mais kenn ku nekk daf ko def sa yëfu bopp durant 2 mois ñu ciy liggéey kenn ku nekk di jóg di daw di daanu di jóg di daw di daanu ba tey ñu mën a subventionner au moins 174 élèves yoo xamante ne tey association bi jël na leen en charge jox leen fourniture sac cahier ardoise bic lépp mu jox leen ko donc ñoom ñu jar a sant lañ di sant tamit ñi nga xamante ne bàyyi nañ seen yite nekk samay grand ñi nekk samay jigéen muy Sapa ak Gaju ak Massène déplacé wu ñëw bokk ci jël ay kaddu ñuy rafetlu kaddu yi parce que tey bu leen neexoon tey ñu woo leen ñu ne dañoo am ay yite yu ñuy dox parce que ñoom ñëpp am na yite ay responsable lañ donc bu ñu ko bàyyee tey ñëw donc dañoo xam njëriñ bi nga xamante ne projet bi moom la am donc ñun nag li ñu leen di ñaan mooy yéen nga xam ne yéenay ndaw yi ndax ñun parents yi amatul lu ñuy wax ak ñoom c'est des produits finis donc yéen élèves yi lii suñ ko defee tey rien que pour mettre leen dans des bonnes conditions la ngeen jàng ba mën a teral seen papa yi nga xamante ñoom ñoo fi toog parce que au moins yéen di ngeen xam amour bi ñu am ci yéen tey ak difficultés yi ngeen doon jànkonteel donc boo leen gisee ñoo xamante dañu ñëw pour jàppale leen da ngeen leen di sant ñoom parce que bu dul dara ñoom la ñoom ñoo ñu ubbil seen i buntu tey bañ ñëw toog ak ñoom waxtaan ak ñoom bañ mën a recenser les 100 élèves yi nga xamante ne ñun dinañ leen mën a jàppale donc maa leen di gërëm ci loolu di leen ci sant ñëpp ñi nga xamante ne tamit contribuer nañ ci association bi parce que tey bu nekkoon ñun rek duñ dem en fait mais tey ay xalaatu nit ay xelu nit ay seeni encouragement moom moo tax tey ñun yegg si fii parce que tey ku ci mel ni Sapa ak Massène tey bi affaire bi taxawee wax naa leen ko mais tey peut-être ñoom liñ ñu encouragé moo ñu motivé tey ba au moins ñu suivre yoon boobu tey ba yegg si fii. man ma bonke sama réew mi waaw yal na nu yàlla may wér
mu dal ko waaw Sénégal ay sama réew mi man ni ma fonke sama réew mi yal na nu yàlla may wér gi waaw Sénégal ay sama réew mi man ni ma fonke sama réew mi Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur Sen TV Sénégal. Sen TV partout dans le monde. mais man maa ngi kontaan loolu aussi nag seen ñëw fii waa Sen TV. seen télé bi yàlla na ko yàlla télé bu mag te bu dee télé bu mag tam yàlla leen jig te bu leen jigee yàlla jig seen i soppe yàlla mën na ko te bu ko defee dara ko ci fekk yàlla na ko yàlla def. Regardez Sen TV au Sénégal, mon frère. Sen TV Sénégal. Sen TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Fatick mi ngi dund de mais informe du point de vue communication Sen TV nga def lu mu ci ayib. ne serait-ce que pour ça rek war na tax ba ñu jàppale leen bu baax ndax ñu mën a créer pourquoi pas une télévision régionale te defe naa loolu sax mooy seen mébét ñu dem ba am fi une télévision privée régionale boo xamante ne yeneen télé yi fi nekk ci dëkk bi duñ leen yóbbul dara. encore Sen TV nooy muy too saa nooy waayo. ñi nga xamante ne yéen ay génn xibaar yi ba ñëpp di si teg seen bëtam yal na leen yàlla defal na may leen ndam may leen ay matuwaay yoo xamante ne fi ñuy dégg ñëpp dinañ leen fa dégg. Sen TV partout dans le monde. yéen tamit ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi ci kaw si kanam rek. Sen TV Sénégal. Kamfuda Sen TV. Parce que Sen TV ko ten injegu. Moi particulièrement je vous conseille de regarder Sen TV au Sénégal. Assalamualaikum mbokk Sénégal wóoratul bañ a seetaan Sen TV man la Michel Perlo from Moscou mooy Passima Dream Sen TV ñoo ngi seetaan Sen TV. kin ka ala cosaan a sidik maa ngi ngeen